ñu daal di kon tàmbali waxtaan wi ni ñu ko baaxoo suba su ne ci kattanu sunu borom subhaanahu wa taala altine ba àjjuma ci RFM jëmee ci wàllu xeex ak jàngoro coronavirus ji nga xamante ni mu ngi fi ñetti weer ak ñun ci téléphone bi docteur Aloyse Waly Diouf docteur maa ngi lay ziar bu baax. El Hadj maa ngi lay fay di nuyu auditeurs u RFM bi di la wax rek ne xëy na bu subaa nga defal ma dédicace dugalal ma séeréer yi. incha allah laata ñuy commencé. mais xam nga nu ma lay dàkkantale nu ma lay tuddee kon boobaa résultat virologique foofu ma dégg résultat virologique sama xel ci yow lay docteur manifestation yi malheureusement moom la ñuy waxtaanee biig ak léegi ci rajo yeeg fu ne gox yenn yi xale yi taali pëna bon dafa am lu muy wane ak nit ñi dañoo dem ba xaw a fatt daal donc xeex bi tamit yàgg un peu 3 mois est-ce que loolu lépp mën na su ci def ay jàngat jéem a xool yeneen yoon yu gënati. waaw jërëjëf El Hadj. Je crois que li ñu constaté démb ak barki démb ñun ñëpp Sénégal ñoo gisandoo li ci am mooy ñu war see rek tirer ay leçons parce que xëy na am na loo xam ne moo nekk à la base de ces manifestations. Même si forme bi parfois il y a des choses à dire parce que moi je considère que am na nu ñu war a mën a manifester suñu mécontentement mais loolu man defe naa bu may toogee si wàllu wér-gu-yaram moo tax may wax en termes de solution je crois que aussi il faut que ñu adapter un peu suñu démarche adapter suñu démarche tout en tenant compte de la présence encore ci virus bi fii ci Sénégal parce que virus bi demul donc xëy na ci mesure barrière yi war nañ ci gën a sukkandiku pour yokk li nga xam ne mooy wàllum sensibilisation pour que ñi nga xam ne aussi ñu ngi ñuy dégg ñu mën a véritablement veiller ci loolu parce que xeex bi mënul am ñaari ennemi dëkk bi Sénégal mënul am ñaari ennemi ci wàllum xeex donc benn bi je crois qu'il faut que ñu comprendre li nga xam ne mooy sensu manifestation yi bu fekkee sens bi ñi koy évaluer mun nañ ko comprendre ñu adapté wu ñun secteur de la santé di wax rek ne war nañu mën a renforcer les mesures préventives notamment le respect des mesures barrières je crois que loolu lu am solo la pour la poursuite de cette lutte. Au-delà des jeunes am na yeneen mesures yoo xam ne njort nañ ko ci kanam tuuti 11h ministre intérieur ak ministre transport fësal ko toujours dans le sens même du desserrement dont on a parlé tout à l'heure c'est un peu délicatesse mbir mi mooy loolu c'est-à-dire waa kër docteur bu ñu sañoon mu demee neneen waaye social gi ak économie gaa ngi fii ci wet geneen gi loolu it mënee su ko bañ a baxel d'où la délicatesse de la lutte. waaw xam nga El Hadj defe naa si suñu waxtaan yi damay wax toujours que booy xeex ak benn ennemi boo xam ne c'est ennemi commun la il faut que ci sa troupe yi nga am ci cohésion boobu nag li koy indi souvent mooy que ñi nga xam ne muy ñoo ak le gouvernement dans sa globalité ñu am capacité d'écoute boobu moo permettre tey ak démb ñu commencé di def li nga xam ne ay mesures d'assouplissement pour que nit ñi aussi ñi ñuy déglu war a topp suñu message yi war a respecter mesures barrières yi ñu am xel boo xam ne dal na pour que ñu mën ko déglu ñu am aussi un ventre qui n'est pas creux donc ça veut dire que assouplissement yooyu c'est pour permettre aux Sénégalais ñu mën a véritablement protéger seen nu ñu ko waxatee seen capital de subsistance donc loolu dafa am solo ci xeex. Maintenant je ne sais pas ndax du yomba tontu xëy na est-ce qu'il faudrait s'attendre à plus de morts est-ce que mënees na njortu bakkan yi rot yokku. waaw El Hadj xam nga boo xoolee
li ma wax mooy épidémie bi jóge gu fi donc Sénégal ñu ngi continuer di am ay cas ñu ngi continuer di am ay cas dinañ continuer certainement di am ay cas grave mais li ci am ba am mooy boo ñu xoolee ñun suñu courbe bi toll nañ foo xam ne pratiquement plateau la dépassé woon nañu dem nañ fi ba am 177 cas ci benn bés après courbe bi commencé wàcc nekk ci benn plateau boo xam ne suñu taux de positivité souvent day yem ci ay 9%, 7%, 8%. Donc ñu ngi ci plateau boobu li ci am mooy nañu positif nañu positif pour ñu mën a fexe ba yóbbu ñëpp ci gaal gi nga xam ne mooy gaal bi nit ñi di respecter mesures barrières parce que léegi c'est vrai mesures barrières yi c'est un moyen de protection individuelle dina la protéger yow mais dina aar sa njaboot baal ma ñu taxaw ci mesures barrières yooyu dès l'instant que ñu nangul askan wi nangul ñu ñun ñi que ñu ngi assouplir mesures barrières yi dañ ko war a gën a rendre obligatoire c'est-à-dire contrôle bi gën a fës nit ñi tam ci contrôle boobu bañ cee maslaa ku takkul masque bi daan bi daal di dal mu jeex tàkk amul masla amul xam naa diw ak sama bàjjan ministre nangam la ak yooyu et cetera leneen ak leneen bu ko defee entreprise aussi ñu am ay contrôleurs yu fay dem xool ndax respecté nañu sinon on aura de contraire bi ñu li ñu soxla de. non mesure barrière yi dañ ko war a rendre obligatoire. nit ñi def ko seen i yitte. rawatina ci région zone yi nga xam ne nag mooy suñu cluster yi. Elhadj réaction de riposte bi ngay am Dakar. mënul méngoo. ak réaction bi nga xam ne dañ ko am fële ci Kaolack wala ci beneen zone. mais toujours est-il que respect mesure barrières yi moom. c'est véritablement loo xam ne dafa war a universel. quelle que soit la région boo nekk. loolu dañ ci war a dolli tuuti rigueur. mais dina am ay mesures particulières yoo xam ne. non ci biir Dakar ci stratégie de lutte yi dinañ ko continuer. pour que plus foyer yooyu nga xam ne mu ngi persister aussi. ñu mun ko fay. li génn démb ci ay takk der bien évidemment c'était pour gàntal pexe yenn yàqkat yi parce que am na ñu yamun woon sax ci taal pëna dañ doon dal ci alalu jàmbur yi bëgg caa boole sàcc ak yeneen mais loolu également nepp lim mën na continuer génn pour le respect de ces gestes barrières donte génn bi mën na doon de façon allégée quoi génnin woo xam ni du doon génninu jatu rek mel ni kuy xeex mais génninu may gët la contrôle may gët rek. waaw xam nga loolu peut-être que ñi nga xam ne ñoo ma gën a féete kaw parce que man aussi. dañ ma jox baat rek pour ma wax. muy benn. donc awuma sañ-sañ wax sama xalaatu bopp. mais ñi ma féete kaw xëy na ñu ngi ciy xalaat. beneen bi mooy. aussi lépp dynamique bi nga xam ne secteur ministériel dañ ciy waxtaan pour xool nan la ñuy fayee. créer ci ay renforcer comités régionaux yi loolu aussi il faut que ñu. dañuy continuer ci voie boobu. pour mën a genre décision yooyu ñu waxtaanee ko buñ ko waree jël ñu proposer ko pour que ñu jël décision yooyu mais je crois que ñun secteur santé dañuy ànd ak yeneen secteurs yi peut-être ñun ñooy locomotive bi parce que ñun ñooy bénéficier ci apport u secteur yeneen secteurs yi comme forces armées yooyu nga tudd comme intérieur boobu nga tudd mais lépp dañ koy def dans un cadre bu ñuy waxtaanee pour xool yenn mesures yi buñ ko jëlee ban effet positif lay am ci santé bi pour que ñu mën a ñun travailler dans beaucoup ci sérénité bu gën a mag mais éviter aussi ñu engorger suñu hôpitaux yi parce que virus bi mu ngi encore Sénégal et il faut que citoyens yi xam ne bu ñu respecté wul mesures barrières yi virus bi amul ku muy bàyyi. mais engorgement moom c'est presque inévitable hein quand même. mais bëgg nañ suñu bopp bëgg waa Sénégal lool mais ku ne xam nga ni ci engorgement lañ jëm ah. Elhadj xam nga waxtaan boo gis aussi dañuy waxante dëgg. parce que dañu fi jóge suba. situation suñu hôpitaux yi. c'est vrai que c'est une situation tendue donte ñu ngi ut ay stratégie parce que ñun aussi loolu moo ñu fi tax a toog. ñun waruñu indi ay questions pour askan wi ñun ñoo war a trouver solution réponse questions yi askan wi di posé wu. mais ci dëgg suñu
ñu ngi dans une situation assez tendue moo tax ñuy ut yeneen structure pour mën a jël en charge maladie moo tax ñuy wax nit ñi ne respecter les mesures barrières yi pour éviter ñu yegg ci situation yoo xam ne ñoom lañ ñu doon wax ñoom la ñu ñenn ñi doon prédire naan Afrique dafay am kaw Afrique dafay am kaw niñ ko doon ñoom biñ koy wax liñ daan xalaat mooy suñu structure de santé yi amuñu yenn capacité litière yi amuñu yenn ressources humaines jusque là ñu ngi contrôler épidémie jusque là ñu ngi gérer épidémie il faut que nag askan wi xam ne moom bu respecter barrières yi puisque suñu situation ñu ngi ci benn plateau bu respecter barrières yi yàlla mën nañu sutural mais yàlla nag balaa mu ñuy sutural il faut que ñu am dégg-dégg ci li nga xam ne mooy tegtal yi ñuy jox yàlla bay sa tool ñuy sutural il faut que ñun ñëpp ñu ànd bokk benn objectif te defe naa loolu aussi lu am solo la très bien jërëjëf docteur jërëjëf merci Aloyse Waly Diouf ba ci kanam incha allah 10h ñu ànd ak waa ministère de la santé ci taxaw seetlu gi ñuy amal bëccëg gu ne ñeel jàngoro jëg tolluwaayam fii ci Sénégal coronavirus waaye it ginnaaw si ci xibaar ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak ministre transport terrestre El Hadji Oumar Youm war nañu it àndandoor ñoom it janoog taskatu xibaar yi ñu ngi di xaar loolu lépp ne ay ndaje incha allah RFM ni mu ko baaxoo ak yéen rek dara du leen ci ump incha allah professeur Daouda Ndiaye mu ngi ci jokko bi professeur maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar El Hadj Assane di la nuyu ñëpp ñuy déglu. jërëjëf professeur manifestation yi mooy wax ji tey ak li des ci xeex bi ak it kilifa yi nu njort ne xëy na dinañu daal di tontu aslëf askan wi ci bëgg-bëgg bi nga xamante ni am na ndax fasoon na ci réew mi yëpp que ni nit ñi bëgg nañ yëf yi ñu deseere ñu daal di yolomal léegi ak xeex bi nees mën a boolee lépp ba daal. bu ak gaañu munta ñàkk gaañu ci dans le sens de ay ngaañ mu bañ a bari. dëgg la Alaaji Assane et je pense que loo xam ne la lu ñëpp di rafetlu la boo demee ba nga xam ne askan wi am na ci ñenn ñi nga xam ne am na nu ñu réagir ñu gis ne autorité jël na en tout cas di réagir également vers ça te xam nañ ne c'est sûr que incha allah réponse la boo xam ne du ñàkk li askan wi di laaj fenn ñu am nuñ ci doxalee vers job li ñu bëgg même si du lépp lu ñuy bëgg li mais xool luñ ko assouplir li nga ko waxee pour wane ne rek pour wane ne une volonté de l'autorité loolu dafa am solo trop si fi ñu toll surtout que jàngoro la boo xam ne comme ni ko docteur Aloyse waxee léegi ma koy nuyu di leen encourager parce que situation la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk xamuñu kañ lay jeex te wax nga ko également léegi Alaaji Assane Afrique am na loo xam ne attanuñu ko bu ma nee Afrique du ma Sénégal Afrique yëpp la bu doole bariwul même boo bëggee doole bariwul am na lu bëri lañ ciy xoole moo tax pour man loolu am na solo te ñàkk xam naa ne aussi incha allah li ma yaakaar mooy ñàkkul na ñoom message la leen joxe rek xale yi mais bu fekkee da ngay joxe message am ku la déglu réagir ci positivement je pense que dina am benn reculade bi nga xam dina am ci fan yi ñëw par rapport à ça parce que xeex bi mënul am ñaari comme ni mu ko waxee léegi ñaari côté yi ñu koy mën a xeexe te lépp loo xam ne gëm naa li ñuy def li am solo nit ñi xam ko mooy xam naa ne autorité xalaatul woon ne njëriñu askan wi la du ko def maintenant nit nag mën na dox dara xalaat ne nii moo gën dem ba ci biir ki nga koy defal gisewu ko noonu nga toog waxtaan ak moom assouplir ko pour que ñu xam ne effectivement bu leen lii la léegi yan mesure d'accompagnement par rapport à cet assouplissement bi nga xam ni on sent que ni dina gën a yokk ndax président Sall ci conseil des ministres dem mu ngi sàkku sax ci ministres concernés yi ñu daal di de façon graduelle aller vers cet assouplissement là mais ca wet ga nguur gi yan matuwaay yu mag la war a génne ci wàllu masque yi yokk ko ci wàllu contrôle gi et cetera moytu yenn xëy na dajaloo yi loolu tam mënut a ñàkk de. mënut a ñàkk je pense que c'est parce que comme je dis gis nga nit doomu aadama moo demee noonu ñun ñëpp la boo bëggee lim lay defal li nga koy sant mu koy gën a def toujours nay gis benn ndimbal lu mu tuuti wala benn même si c'est moral jëmale ci moom yaa ngi koy tudd léegi man je pense que lu mel ni masque yi par exemple dëgg la am na tey ñu bari ñu ngi dimbali mais à chaque fois bu fekkente ne ñu ngi wax nit yi même bu dee
man pour man encore une fois geste bi dafa am solo geste bi le fait que nga jël dara def ko jox ko doomu aadama bi je pense que buñ ci mënee def dara continuer def ci également vers askan wi xool surtout ñi nga xam ne ñoom ñàkkul ne amuñu ko wala mënuñu ko ñu continuer di leen ci dimbali je pense que c'est extrêmement important fu ñu toll pour que également ñu xool gis nañu parce que bu ñu xoolee parce que am na lii waral fa ñu ne couvre-feu bi la mais pour man bu ñuy am sax si ne rek couvre-feu bi rek la du ñàkk am na leneen loo nga xam ne moo tax ma ne waxtaan dafay am solo lool boo diglu nit ba ci biir di nga ne xam kon au delà même du couvre-feu am na leneen lu tax parce que man guddi gi du xale yooyu yëpp gëwuma ne ñoom ñooy génne parce que ci loolu mooy seen problème rek ñàkkul am na leneen lu ci tax donc boobu même bu dee lan la ñu jël dara def ko ci couvre-feu boobu ñuy wax dina tax am na ñu ne kon bu dee lii la kon war nañ ko arrêté mais deuxièmement aussi comme je l'ai dit c'est-à-dire que xool nuñ leen parce que xoolal situation bu ñu toll ndaw ñi bu fekkee ndaw ñi man du ba sax ndaw ñi parce que en réalité buñ ko xoolee ne ndaw ñi rek mën nañu sax am nañu juume nañ ko jëlee population bi d'une manière générale parce que ndaw mooy koo xam ne ñàkkul ne mi ngi ci biir kër gi am na lu mu dégg génn na wane na ko yow Alaaji Assane am na fu loo xam ne doo ko mën a def parce que am na loo xam ne sa taxawaay ci àdduna mayu la ko mais xale yi parfois moom li mu xalaat rek lay def donc au delà de xale bi ñu xool kon kat lan la war a mën dimbali pour def ko même si je suis persuadé que comme je l'ai dit dëkk la boo xam ne comme ñëpp ci Afrique loxo deful ginnaaw mais toujours c'est important ñu koy rappeler xool également même bu dee benn la ñu def ko vers askan wi je pense que day gën a stabiliser cohésion bi rek et encore une fois yaa ngi koy wax ñu koy wax tout le temps askan bi dafa am ñu fa nekk ku mën a wax ku mën a jëf nañ dem vers ça c'est-à-dire que justement pour adhésion bi am parce que xeex bi bu fekkee ni lu ñu mën a def ci wàllu kër docteur ci wàllu moyen te ñanu koy defal adhésion amul du sotti te mooy loolu téeral yi gëm naa ne loolu moo am moo tax adhésion bi te tey pour man Sénégal am na ay ñoo xam ne tout le temps tey war nañ mën a génn di wax c'est-à-dire di communiquer et puis surtout communication boo xam ne day nekk positive parce que jamono ji ñu toll nii ku ci nekk boo yaakaare la yëfi xeexu jàmbur la wala xeexu kële la sama yoon nekku ci bu problème amee mën na dem ba law ci yow te doo ko yëg maa la ko wax de te du ñàkk ne tey ma jox exemple Alaaji Assane muy xale bu ñu gaañ ci mbedd bi muy takk der bu ñu gaañ ci mbedd bi bu ñu demee ba ci wiiri ba ci biir sa mbokk la wala sax koo xamal la donc ñu ni neel la dëgg la comme ñu ni neel la nag dañu xam ne tôt ou tard bul ne lii kat man sama nekku ci ñi la concerné dina la jël moo nit ñi bañ a jàpp ne aujourd'hui xeex bi médical dëgg la nekkatul médical kese te gis nañu situation bi man dama gëm ne médical bi benn pàcc la ci leneen li ëpp communauté bi la te il faut communauté bi dox ci wàll mais beneen yoon tam médical gi au delà du Sénégal maa ngi xalaat waa OMS ak ñeneen war nañoo gën a baxeel ci jàngoro yu mel ni bu amatee ñu bañ di ñu jaaba jàllee nii bu yàggee nit ñi sax mën nañ dem ba li nga foog ni waxi dof la mu ñu doon waxi nit ñi naan jàngoro ji amul parce que nan ngay xëyee nañu hydroxychloroquine bi xuma nangam baaxul nga ñëwaat ne non nañ ko reprendre vraiment intérêt yi ci biir njublang gi ci biir tappale c'est le terme tappale gi ci lépp nga ci biir Alaaji Assane lépp nga ci biir da ngay dem ba finalement sax bon moo tax man li ma yàgg wax quelque part way te dégoûté même li ma gëm mooy ñun li nga xam ne mooy suñu wàll dañ ko doxee rek wàll boo xam ne yow mën nga ko mën naa ko mooy lan nañ dox ci suñu prévention prévention moom kenn du xëy na la fii la subu si du xëy na la fële la dëgg la parce que loo xam ne la ñun xam nañ ne lii buñ ko defee mën na am du egg ci fenn fi te mën na nekk nañ ko doxee parce que loolu yëpp sinon rek ñun ñoo fiy nekk comme ni nga waxee rek ñun ñu jaaral fi jaarale fële te duñ ci génn dëgg la li nga xam ne ni ñu xam nañ ko maîtriser nañ ko te ñëpp nangu nañ ko pour le moment te képp ku ko def mën na am parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñu ngi def seen mesure de prévention yi barrières yi ñàkk nañu ci bëri bu ñu defoon étude tey ñàkku na ñooñu amuñu ko dëgg la même ci fekkee ne boo xoolee même ci dans les hôpitaux day leer ne muy ci hôpitaux yi ñi nga xam personnel bi mu ngi leen di dal et pourtant leer na mën a mesure ñu ngi koy def
ça veut dire que du parfois nit di nga def li nga def ñu indil la ko. malheureusement pour ça te mënuloo ci dara. donc dañu continuer ci mesure barrière yi man daal loolu laa yàgg gëm. leneen lu ñu wax rek dañuy tardé. dëgg la mesure barrière moo fa mën a xeex. ñu fagaru daal dañ naan bët du yan waaye xam na lu bopp attan waaw nañ fagaru balaa muy ñëw daal. jërëjëfati professeur Daouda Ndiaye merci bonne journée ñu ngi lay gërëm professeur Daouda Ndiaye di gërëm docteur Aloyse Waly Diouf amoon nañu yéene ànd ak gan geneen Isma Dioum mu ngi fi teewagul conseil du président ñu taaxit lu ko may ñu ubbi antenne bi waxtaan sunu biir tey Aliou Ba moo ne ci wàllu réalisation bi Aliou Ba Pulo mooy animé noonu kon ñu bàyyi bàkk bi jóg am gis-gis yu bees waa Roche gisee neneen na xeex bi dafa metti ni bis yàlla ñëw africain yi ñëpp àndandoo gànnaay yi dafa bare te xeex bi dafa metti ki koy suuxat moo ko sooke ni bis besoo yi jërëjëf Aliou dag ma ko bëgg a tekkil anglais Youssou Ndour yooyu ci pulaar nañ joxante loxo ma xam lan ngay xalaat ci ëllëg non ne nu ko waxee ci pulaar Isma Dioum monsieur le conseiller maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziaree sëñ bi sëñ Assane. jërëjëf xam naa laaj bi moom li ko boy di waxee direct lay doon yéen conseiller njiitu réew mi jamono yi lan ngeen di koy conseiller ndax nee nañ souvent conseiller bu baax moom mën na la muccal waaye conseiller boo xam danaa la président lépp gongo de. man su ma doon moom sax ak corona gi léeg-léeg damay kaalawu dugg ci dëkk bi moom président dugg ci benn auto banalisé rek est-ce que yéen a ngi koy indil li ne dëgg ci mbedd mi wala li ko neex rek moom. Déet li nga xam ne rek mooy dëgg rek. waaw laaj la rek. non ñu ngi koy nga rek conseil moom. dafa war a nekk conseil boo xam ne mbiram da koy teg ci dëgg daal. dëgg la. li nga xam ne mooy li nekk rek wax ko. parce que mooy li koy jariñ. parce que wax loo xam ne ni amut day nax nit. dëgg la. te luy naxelu ne war nañ ko mën a daw. baaxul. waaw loolu daal defe naa mooy li nga xam ne moo nekk war a nekk suñu taxawaay. très bien gis nañu nag réew mi donte wax dëgg yàlla muy nguur gi di kër docteur pexe yu ne ñu ngi koy tëral boobaak léegi jàngoro ji tam mu ngi taw a dem rek mais nit ñi tamit dem nañ ba sonn wax dëgg yàlla léegi yow lan nga gis comme solution. non solution bi bëgg daal mooy leen nan delluwaat rek ci. jéem a am ay comportement yoo xam ne nii dina tax rek malaat bi gën a mën a dem daal. daal di sori. mooy li nga xam ne mooy rek ñu war a moytu parce que moytu jot na. feebar bi ni muy doxee ci réew mi dafa laaj ñu am benn taxawaay dafa am ñu laaj benn comportement. mooy nekk li nga xam ne mooy tax feebar man fay jóge. mooy di moytu. rassemblement yi. di moytu aussi ñàkk takk masque yi. di nekk li nga xam ne aussi mooy set. sellal loolu defe naa buñ ci nekkee li nga xam daal ñu ngi koy tere daal nañ ci nekk rek te xam ne loolu rek mooy li nga xam ne moo ñuy jariñ. am nañu doon wax ci bon du yéen ñëpp ñu ne waaw mais ana politiciens yi fi daan séddale ay t-shirt ay cap xam nga yooyu ñoo gën a cher masque. est-ce que yéen a ngi woon ci séddale mi masque yi. masque kay ñu ngi ci masque yi c'est que rek am na loo xam ne aussi kenn mënu koo wax. dëgg la xam nga dafa am ñoo xam ne li ci def ne dañuy dem rek ci média yi. dëgg la daal leen koy couvrir rek. ñu defe ñoo ci nekk. ñun nag la ñuy def dañu koy def ngir yàlla. dëgg la ak fa ñu dëkk. très bien ak ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ci la ñu nekk ñun. fa nga dëkk justement Mbacké du n'est-ce pas mooy. Touba gis nga manifestation yi fa woon naka nga ko dundee. manifestation yi ni ñu ko dundee rek mooy naqarlu ko. parce que xam nga Touba dafa ne dëkk boo xam ni dëkk Touba kenn moom ko lu mooy Serigne Touba moo ko moom. moo sañ ab dëkkam mu nekk dëkk boo xam ne dañ ko war a sellal. Serigne Touba moo gàddaayan ñëw foofu
defar dëkk ba. dëgg la dëkkam ba donc ab dëkkama. li nga xam ne mooy li ñu war rek mooy sax ci ndigal. ndigal moom mooy topp li nga xam ne mooy bëgg-bëgg sëriñ bi. dëgg la Muntaxa Mbàkke ak ay tereem. dëgg la ndax sëriñ Muntaxa tey lii mu am lépp. daf koo liggéey ba am ko. naa la ko wax. amu ko ci ay caaxaan. dëgg la dafa topp ay baayam topp leen liggéeyal leen topp ay magam ba liggéeyal leen ba yàlla jox ko tey mu ne ci xalifa gi. donc li nga xam ne mooy suñu war ko rek mooy topp ko. teral ko parce que fi mu jaar fu ne ko fa jaar fu ne rek. ñu war koo mën a cëral. dëgg la cëral ko it mooy li nga xam ne mooy aar dëkk ba. ne ci dëgg ne ci loo xam ne du nekk ay caaxaan du ay yàq du loo xam ne parce que li xew barki dem moom loolu moom suñu war ko. justement moom ku tedd ki ginnaaw bu ñu ko ziaree sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ci ay kàddoom bëgg naa lépp waaye gën naa ci bëgg parti bi mu naan nit ñi xool leen ci ku tedd ki maam Cheikh Ahmadou Bamba ak li mu daj yéen bëgg-bëgg àddina yi rek des choses mondaines tax ngeen war a doxalee nenn ni. waaw loolu lay wax fi surtout moom. nan topp Serigne Touba. waaw topp ay terem. topp ay bëgg-bëggam. li nga xam ne moom ci la nekkan muy muy ay terem daal. nañ ci taxaw. très bien ndax Sëñ Muntaxa wax na daal di ne bu ñu toppee rek Serigne Touba. waay ne ñettam ci ginnaawam rek ne ci li nga xam ne moom la bëgg rek. luñ bëgg rek nañ ko am soobee yàlla. incha allah laaj bu mujj bi comme yaa ngi ci kilifteefal réew mi bu ñu jógee fii de xanaa non seulement nañ gën a yokk wàllu taxawu gi mooy social gi waaye wàllu plateau technique yi ci hôpital yi parce que aussi li fi feeñ nag moo fi feeñ maanaam war nañoo gën a góorgóorlu ku ne xam nga ni ku gis nen ne nen a ngi bu ñu demee ba di dugal ay hangar nit ak yooyu ça veut dire que war nañ gën a góorgóorlu. mooy dëgg war nañoo gën a góorgóorlu. plateau technique yi jéem seet nañuy dax ñu nañ koy doxalee. je pense que coronavirus bi daf ñëw bett. oui day feebar moom dafa bett ñëpp. jóge ci kaw. li nga xam ne mooy patients yi nit ñi dikk aussi bari na. oui donc pour plateau technique bu ko mën a sóoru man koo dékku dafay xaw a jafe. dëgg la mais li ci nekk rek mooy ay ñàkk da cee am. donc bu jógee ci lii dinañ jógaat jëlaat suñu matukaay. ba nga xam ne ëllëg si aussi dinañ mën a yokk plateau technique bi. parce que ñun xam nañu lan moo nekk ci hôpitaux yi. parce que man j'ai été conseiller technique au ministère de la santé. donc xam nañ la fa nekk. Macky Sall nit la ko xam ne Sénégal rek moo ko ñor. leneen ñoru ko. très bien xam na li xew te bu soobee Serigne Touba. dina jël ay mesures yi nga xam ne moo la war a jël. pour ëllëg si biir Sénégalais yi ku bëgg a faju di nga faju ku ci am loo xam ne nii mooy say problème dañ ko mën a régler def naa Macky Sall loolu rek moo ko ñor. très bien mais nag mbir moo xam ne day coronavirus dafa nekk mbir moo xam ne dafa ñor daal suñu kaw. bett ñëpp. oui donc loolu rek moo ci nekk mais Macky Sall li nga xam ne vraiment mooy itteem toujours rek mooy lu yokk réew mi. très bien jërëjëf. merci beaucoup monsieur le conseiller Isma Dioum ñu koy gërëm bu baax di ko sant. merci beaucoup jërëjëf Dioum jërëjëf ñu jeexalee rek mbokk yi pàcc bi ngeen moom di leen jégalu as lëf ci xam naa rapidement rek il est 9h09 ñu am as tuut fii léegi 9h20 jàpp 25 ci soññante suñu biir tolluwaay réew mi la ñuy waxtaanee réew mi la ñuy waxtaanee 88 628 14 14 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. waaw. kooku du général Assane. kooku. man la Fatou Kiné Sarr responsable politique Pastef département Kébémer. ah maa ngi lay ziar. waaw yàlla nangu ziar général laa la tuddee ci côté sensibilisation. ndeysaan jërëjëf. waaw di xam ni réew mi ñun ñoo bokk rek. ma dellu ci wax jeunes yi ni leen nañu boole li ñu neex ak li ñu naqar ji ñu nekk ci priorité ndax priorité bi nag ñëpp nekk ci mbedd bi. la priorité ailleurs. dëgg la. gis nga suñu hôpitaux yi. deret dafa manqué. ñun jeunes yi nañu dem may hôpitaux yi deret. très bien. nañu dem préparer tool yi. sax nag gis nga lii. ci raam ci ñag bi la jëm te xamuñu fu muy yem. dëgg la de. te mën naa am dund manqué ñu. bu ñu dawee bay ni ko suñu responsable waxee. dinañ am lu ñu dundi. dëgg la. ñu dem may hôpitaux yi deret xamuñu ku ñuy service la. nañu boole li ñu neexal lu ñu naqari parce que nag xalaat defoon nañu waxante dëgg lépp neexul. dëgg la dëgg la. lépp neexul te faay yi bari na torop. waaye nag en tant que responsable te ñun ñoo moom réew mi. te ëllëg suñu réew lay defee. suñuy maam suñuy papa suñuy yaay suñuy rak. nañu takku te góorgóorlu metti na nag waaye nañ ko muñ. jërëjëf macha allah nañu ko muñ te nekk ci priorité. maye deret sensibiliser ñaari masque sax boo ko amee muy 200 wala 500 bu ko xeeb. may ko ki nga dend. dëgg la dëgg la. soo toggee mu des jox ko ki nga dend. soo waree
tibbale soo waree may nañu bokk réew mi séddoo li ñu am te muñ nag jërëjëf macha allah ndax nag bari na ay faay de waaye nañu ko muñ bu ñu nekk ci mbedd bu ñu taxawaalu la priorité est ailleurs waaw man dama leen di woo rek ñu xam nga dañu boo meree da ngay naan ndox nañu yëy galaas ñun te dem takku ndeysaan jërëjëf soxna Fatou man loolu laa gëm macha allah ñu ngi lay gërëm am na solo priorité bi donte moom nee na lu mat a mer am na fi donte am na ay faay ay sooxe ci yorin waaye li mu tuddee priorité mooy li gën a jàmp jamono yi wax na ci wàllu deret gi hôpital yi dañuy manqué deret surtout ak koor gi fi jàll ak yeneen ak ragal gi ci ñenn ñi dem ci l'hôpital yi donc jeunes yi luñ foo gën a mun a taxawee rek pour seen réew ñu def ko bi ci topp mooy nanu bay waaye c'est l'occasion d'ailleurs ñu fàttali ñi yore wàllu mbay mi tamit la leen ca war ñoo nga ca naam mais buñ ko gënee yokk ñu jël parce que loolu aussi na gune yi bay rek da ngay insuffler dynamique benn boo xamante ni moo ca yóbbu ñëpp n'est-ce pas ca moment yi lañ ko gën a war a def nag ndax àddina moom bu dee ab virus bu dee fi tëmb rek lépp taxaw wóorul de ca gars yi nag moom Aliou boo mal ay couvre-feu mais bis bu fi ceeb manqué di nga sekkee nag njaween yëpp drapeau Sénégal ci boppam la ñuy ñëw ay caay génn 88 628 14 14 Mactar Senghor qui nous revient après quelques mois de repos ñu koy ziar Mactar namoon nañu la jërëjëf asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw El Hadj Assane maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. waaw man la ci kenn ci ndaw réew mi. maa ngi lépp tur bu baax maa ngi wootee Dakar. waaw ñu ngi lay déglu. waaw bi ba feebar bi commencé ba tey chaque jour dama lay déglu. allo. ah waaw maa ngi lay déglu. waaw bi ba feebar bi commencé chaque jour laa saa yu ma xëyee dama lay déglu. dëgg la. mais c'est l'impression que ne. dafa am loo xam ne xamoo ko ci dëkk bi des fois. li xew ci biir dëkk bi. ok. ndax booy xool depuis ba feebar bi commencé ba tey. lépp loo xamee ne état bi wax na ko. ndaw yi ñu ngi ciy ànd ak moom. mais ku waxal yàlla xam ne li état bi waxoon li ci ëpp defagu ko. léegi nag. lu ci mel ni. lu ci mel ni dimbali gi mu waxoon dëgg dimbali nit ñi. ndimbali waaw lu ci ëpp masalee gu ko. te olof dane bala nga aay ku fekki da ngay aay ku fekk. dëgg la. ku ne xam ne état bi dafa dëkk ci nax nit ñi. di leen wax loo xamee ne du ko def. léegi nag ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo génn. bu leen kenn jàppee ci génn gi ñu génn. dañuy xool lan moo leen génnloo. ndax am na ci ñoo xam ne ñu ngi doon liggéey guddi liggéeyatuñ. tey fu mu toll nii boo duggee ci marché bi ndaw yi nga fi gis ñu bëri seen table ñu yoroon nit ñi dañ cee profité yàq ko amatuñ fenn fu ñu liggéeyee. da nga fiy gis ndaw yu góorgóorlu. suba ak ngoon. mais état bi jàppale wuñ leen joxul leen liggéey. chaque jour nag damay dégg nit ñi da woote jàmm. xam nga jàmm lan moo ko jiitu. jàmm dëgg moo ko jiitu. bala ngaa woote jàmm da ngay dox ci dëgg. mais ku ne xam ne état bi jàppale wu ndaw yi yërëmul askan wi maanaam sonal na nit ñi ba pare. te ñu génn démb. génn ngir bëgg a génn nii rek. te 23 heures am na ñoo xam ne sax leer na ma ne bu temps normal amoon doon na fekk ñu tëdd di nelaw wala di def leneen. waaw mais yàq nañ seen liggéey. sonal nañ leen maa ngi jégalu. jërëjëf très bien déglu nañ sa analyse am na solo loolu mu def nañ jàngat en tant que jeune c'est très important ñu déglu leen am na ko koy prôné sànq nee nañ nañu déglu xale yi waaw am na solo ñu déglu keneen 88 628 14 14 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bismillah. je peux parler. waaw da nga yor rajo. non fay naa ko. waaw kay bismillah. bien déjà damay remercier waa RFM. parce que liggéey bi ñu fiy def depuis 3 mois. ku ne déggoo. da nga tëx. jërëjëf ça c'est une première chose. La deuxième chose mooy l'État nous a dit lii moo tax ma jël telle décision. tëj couvre-feu machin. mais il serait bon ñu ne ñu critères yi suñ ci eggee. décision dañu wàññi lii. je donne 2 exemples xam dañuy wax pic. pic. oui. mën na ko jëlee fu nekk. pic mën a nekk contact yi. xam nañu ñun la réserve de contact qu'on a. on connaît le pourcentage bi nga xam ne ñoo ciy positif. wax nañ ko sànq entre 5 et 9%. donc xam nañu ñiy positif. oui. li ñu maîtriser mooy communautaire yi. communautaire yi mooy ñi nga xam ne du ñu respecter dara mais ma ne nañ def dara. masque yi. oui. c'est visible. suñ gis décision ne masque obligatoire dans la rue. oui. te de grâce bu ñu ne dañ leen di amende nit ku amul loo lekk doo am looy fayee. mais ku ñu jàpp nga ne ko yoroo masque.
ñu yóbbu la ci bërëb bi ñuy fajee nga dem un jour ngay nettoyer. di nga xam lan mooy feebar bi di xam lan mooy masque. première chose. La deuxième chose suñu ne par exemple critères yi tax ñuy wàññi def léegi nañ ñu ko jox am nay cas confirmé am nay cas guéri. nañ jox ay ratio. mais su fekkee bés bu ñu amee ay cas guéri par exemple plus bas que les cas guéri dañ def lii su ñu amee ay décès plus que machin yooyu chiffres yi am nañ ko suñ ko waxee au départ nit ñi xam ko. explication dina leer ci nit ñi. transparence boobu la ñu amul. critères yi tax ñu jël telle décision. Dernière chose rek ngeen jéggal ma ci. loolu la bu ñu xam nga liy ñàkk fay daal état. mooy jël décision boo xam ne doo ko mën a appliquer. mooy li ma doon wax sànq bu ñu fi génn naan ku solul masque ñu amende la mën ñu ko appliquer. kenn amul loolu lekk duñ la amende ngay doo fay. encore une fois. masque neex naa gis. ku ñu gis ci mbedd mi soloo masque ñu jël la yóbbu la fi ñuy faje nga toog une journée di bale. di nettoyer di nga xam lan mooy. bañ a am masque. man loolu defe naa suñ ko defee. xëy na lu bari dañ ci dimbali te encore une fois ñu jox ñu critères yi tax. suñ ko annoncé au départ nit ñi dañ koy suivre. chiffre dañ koy jox tous les jours. maanaam ñu gën koo càmbar gën ko toj daal ba mu gën a leer. ci voilà chiffre dañ koy joxe tous les jours man je regarde mes chiffres. am ay ratio yu bari yu may def man personnellement. xam nga y a trois nombres yu ñu jox. le nombre de cas contact. ñu testé le nombre de tests. ñu ci positif. ak les communautaires loolu rek la ñuy jox. d'accord mais nañu ne. sur la base de tel critère tel chiffre suñ ci eggee. décision bii la ñuy jël. Si le nombre de cas guéris est plus important que le nombre de cas malades, voilà la décision, voilà ces courbes qu'on va suivre. Parce que contact yi fii laa abadan dañ koy am. On en aura tout le temps. Donc loolu day yokk toujours. mais c'est pas le bon critère. jërëjëf su ma jëlee exemple France ngeen jéggal ma ci loolu. nga daaneele foofu ñoo xam. waaw ma daaneel foofu ñoom dañ ne sunu lay hôpital réanimation yi. fii la toll suñ ci wàccee à la moitié dañ jël benn décision. ñëpp di suivre. c'est de la transparence yëf yi. mënuñu ko. mais am na lu ñu mën mooy communication bi mu leer. man daal foofu laa doon daaneel ngeen jéggal ma. ñu ngi lay et puis dernière chose suñu def bilan le matin. bilan médical nañ def bilan social. On nous a dit au départ, on va faire ça au niveau social. Tous les matins, dañu ni contact. dañ ne waaw ok. bilan social distribution yi fii lañ toll. ok c'est important voilà loolu laa bëggoon wax jégal ma. am na solo jërëjëf xel du doy kon kilifa yi nañ ci profité ci loolu mu joxe ne ay proposition yëf yi lu ñuy gën a toj yax bi muy gën a leer ci bopp nit ñi xëy na nit ñi itam di gën a mooy adhésion ba mën a wax sànq. bi ci des jeune bi dugg sànq wax na lu am solo ci ñi daal liggéey seen place ñu nangu ko. ndaw ñi wala ñu war a génn dem ci boulangerie yi génn loolu tam lu war a sóoraale la kooku dafay expliquer un peu ñi toog ne ñoom ils n'ont pas compris pourquoi gune yi génn donc yooyu c'est important mais lépp rek nañ koy waxtaanee 88 628 14 14 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum El Hadj Assane. waaleykum salaam. Boubacar Diarra Kees. ñu ngi lay ziar Boubacar. ñu ngi lay delloo ziar. alhamdulilah. tey ñaan yàlla feebar bi si biir réew mi yàlla ko suñu borom jëlee fi. amiin yaa rabbi. ndax luñ ci coow lu metti luñ ci coow lu ay jafe-jafe lépp jafe-jafe feebar bi la rek. kon nañu ñaan suñu borom yàlla jële ko fi ak jàmm. gis nga El Hadj Assane communication dafa am importance moo tax saa yu ñu duggee dañuy la sant këram la parce que loolu il faut que dañuy wax ko. man démb rek ba ma génnee waa Asi Jolof. ñoom Mor ak seen waajur yi ñoo may woo ne ma ne santal ñu El Hadj Assane parce que ñun dañuy déglu rajo bi te lépp lu ñuy déglu ci information. tey jii moo ngi jëriñ askan bi xam nga loolu c'est très important. très bien ñu ngi leen di gërëm waaye. tey ndaw réew mi ak fi réew mi toll ñun kenn joxuñu crédit. dañuy xëy suba teel jàpp rajo bi di déglu. jënd suñu crédit dugg di wax li nga xamante ne moom la ñuy gis ci askan jafe-jafe askan bi. parce que jafe-jafe askan bi la ñuy wax. waxuñu pour président wala député wala maire wala qui que ce soit. dañuy wax jafe-jafe askan parce que ñoo koy dund. dëgg la. parce que doomu réew mi lañu xëy na suñu xalaat ak suñu ambition foofu la féete pour jàppale réew mi moo tax ñuy jël suñu crédit di ko jënd parce que tey jii ku xam ne dëkk bi doy na waar. lu waay am yaa ko yóbbu sa kër. kon président de la république ak ñi nga xamante ne ay ñoñam ñi nga xamante ne tey jii ay conseil ni nga déglu askan bi nga xamante ne dañuy jënd seen crédit di woote. suñu sagaloo sax wala suñu considéré wul sax mais na nga xam ne noonu lu ñuy wax maanaam ñoom gën a di jàppale parce que réew mi moo tax ñuy wax.
tey jii taximaan yi amoo benn chauffeur taximaan bu nekk ci biir dëkk bi wala clando boo xamante ne tey jii amoo jafe-jafe. mais tey jii kooku su la rombee yow conducteur bi nga koy contrôler wala nga kaa contrôler est-ce que mesure yi wax yi jël na ko mais pas assurance wala carte grise wala leneen parce que tey jii réew moo toll boo xamante lu waaye am yaa ngi koy daw yóbbu ko sa njaboot. maa ngi nuyu docteur Ndiaye si Thiès asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Boubacar ñu ziar waa Thiès yëpp asalaamaaleykum. 88 628 14 14 RFM voilà kooku daa mel ni rocceeku na ñu xaarandi rek di leen fàttali yeneen rendez-vous yi 10h ministère de la santé di leen wax jàngoro jeeg fu ñu ci toll ginnaaw si ministre intérieur ministre des transports terrestres dinañu addu ba tey ci tolluwaayu jàngoro ji asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Assane ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. ñu ngi lay fay bu baax kooku. man la Ndiasse Ndongo Ndiakhate. ah bisimilah Ndiasse. Assane ñu ngi rafetlu bu baax sa liggéey depuis boobu ba léegi ñu ngi lay. alhamdulilah jërëjëf. wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow te un exemple. vraiment merci beaucoup mon frère. yéen ñi war nañ lay déglu bu baax a baax ci say conseil ak say wax yu rafet. jërëjëf. vraiment mais Assane dama bëggoon ñëw ci am keroog Ndiakhate. Assane loolu du banditisme. ndax nit bu defee lu mu musul def. war ngaa jël jàngat ci loolu nga xam ne kii kat li mu def musu ko def. dëgg la. yow Thiès nga dëkk. mosoo dégg ni waa Ndiakhate génn nañ ci tali bi. taal tali bi yàq. dëgg la. waaye xar nag ku ko yeew ci wanag. joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan. xanaa bu yàggee. dina fippu. wala mu yëngatu gësam sàkket yi wala mu gësam affaire yi. dañoo jox ko mu lekk. dëgg la. mais chauffeur si ba ñu gaaree ba tey plus de 2 mois nga ni leen toog leen ñoom ñu toog. nga ñëw relever ay carte grise ay permis dinañ leen jox ndimbal dinañ leen def dara gisuñu dara. te transport dama yaakaar ne ministre bi ñu jox transport dafa xamul lan mooy transport. ndax transport dafa nekk benn affaire bu am important ci économie Sénégal. yu benn xoolal carburant li ci oto yi di lakk par jour c'est des millions. te état bi xoolal lim taxe bi bu teg ci carburant. xaalis bu bëri mooy dugg foofu. état bi di jël garage bi nga xam ne xoolal ñu ci aju ñëpp ci garage. jëkkee ko ca mécanicien ba. nga jëkkee ko ca tôlier ba. jëkkee ko ca électricien ba topp ca. jaaykatu café ba jaaykatu ndekki ba. jaaykatu banaana ba jaaykatu pomme ba. dëgg la coxeur bi nga xamee si ni day ñëw rek bind numéro. bu ngoon jotee mu am lu mu yóbbu këram. ki nga xamee day rappel oto bu ngoon jotee mu am lu mu yóbbu këram. ki nga xamee si ni day. encaissé oto bi bu ngoon jotee mu yóbbu këram li ci aju moo bari te état ñu mënu leen a dundal te ñooy dundal seen bopp. kon donc tey la fa am keroog xale yi ñu ci jàpp ñu ci bari ñii ay élèves la ñii ay innocent la ay xale yoo xam dañ leen a fekk seeni biir kër. dëgg la ña doon mars dañoo mars. taliba def la ñuy def ba pare dem seen yoon. wootee renfort ba ñëw dugg ca dëkk ba di taal ay grenade ak di def lu nekk. xale bu ñu gisatuñu ko ñu jàpp ñu dugg ci biir kër yi xale ba ñu fa fekk daal di jàpp yóbbu ndax war nañoo am lu ñu yóbbu. xale yooyu la leen metti ba tax ñu di ko def ak parents yooyu la leen metti ba tax ñu di ko def dañoo sonn. koo xamee da daan këy liggéeyi. bu demee 10h 11h la mu am mu dundee ko transfert d'argent. ngir joxe dépense këram. dëgg la. mais nañ waxante dëgg. nit lu mu musul def bu ko defee. am na lu xew nañu yërëm nit ñi xam ne nit ñi dañoo sonn. dëgg la Ndiaye dëgg la keroog directeur li mu wax. maa ngi koy déglu keroog mardi. mu ni grève bi réussir amul solo. mais waa Dakar taxawuñu. Dakar ba affaire bi commencé ba léegi tey région de Dakar yëpp oto yaa ngi circulé. kaaru 32 places day yëpp 32 places. dëgg la nañ takk masque. ministre moo ni président moom moo ni nañu jéem a dund ak virus bi. nañ wut ay solution. dëgg la dañoo xiif nit ñi dañoo sonn nit lu mu def bu ko musta def bu ko defee xamal daa am lu ko waral. maa la ko wax sonn nañ jéem a toog ci taabal yi xool ut ay solution pour nit ñi dem. très bien jërëjëf Ndiasse leer na macha allah d'ailleurs moo tax ñu yaakaar ni jërëjëf Ndiasse jërëjëf Ndong ñu gërëm waa Ndiakhate ñëpp jàpp pii rek waa lam-lam Aliou miin nga boor yooyu wala yow moom jàmm gën rek nga xam ak si Kambaaw nga xam soriwul de si jàmm gën rek foog nga dugg ci réew mi nag waaw xam ko tuuti waaye miin nga diwaanu Saloum waaw Saloum moom daaw daal la ko gën a miin Babacar yi dafa la defee as tuut ci njàngam
daw gone gu léegi ak bopp bu rëy bi waa invité bu fi ñëw di dof-doflu wala ngay jéem a foog ni journaliste yi ay nit ñu yabal lan rek ay wëndëng yu xëy fi ay boromi kër xëy fii bàyyi seen i yitte di xeex boobaak léegi pour le renforcement de la démocratie au Sénégal jamonoy Abdou Diouf ba léegi nit ñaa ngi ci bay seen waar yow nga xëy rek dafa ni ñun daal dañoo xëy rek ñun daal Youssou Ndour jël ay wëndëng rek sànni leen fii ci micro bi ñuy wax ay boromi kër responsable ñu bëgg seen réew lañu comme ñëpp d'ailleurs jërëjëf Aliou ñu ngi leen di gërëm